asalaamaaleykum mbokk déglukat yi dal leen nag jàmm ci seen émission allo docteur ma nuyu suñu invité tey di docteur Mounir Dia di cardiologue docteur Dia maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Marie Rosalie maa ngi lay fay di nuyu auditeurs Sud FM yëpp di la gërëm ci invitation bi également. Docteur Dia nga nekk président groupe de travail sur l'hypertension artérielle bu société sénégalaise de cardiologie ndax mën nga ñu xamal groupe de travail boobu lan mooy njëriñam ak société sénégalaise de cardiologie aussi lan mooy taxawaayam ci wàllu cardiologie fii ci Sénégal. waaw laaj nga laaj bu am solo société sénégalaise de cardiologie maanaam benn kuréel la kuréel bu dajale ñiy liggéey ci mbirum cardiologie yépp ci Sénégal. cardiologue yeeg ñeneen ñi nga xam ne dañuy liggéey ci cardiologie. ñépp ñu nekk sénégalais nekk cardiologue nga nekk Sénégal ak nga nekk bitim réew membre nga ci société sénégalaise de cardiologie. maintenant liggéey bi mooy def lépp pour bépp feebar boo xam ne dafay jëm ci mbirum feebaru xol ak li ci aaju mooy xol ak sidit yeeg artères yeeg veines yi di liggéey pour ñu mun a faj feebar yooyu bu baax faj ko ci fànnay malade yi jox leen jumtukaay yi war pour ñu faj ko aussi ci mbirum niveau scientifique xool naka lañ war a fajee ay feebar maanaam médicaments yi war a tax ñu def ko analyse yi war a tax ñu def ko yan recommandation scientifique la ñuy def lépp lu aaju ci niveau scientifique boobu ñu liggéey ci def ci ay këyit jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ŋànk loolu muy ministère de la santé pour ñu xam naka la ñuy def pour fàggu loolu. beneen fànn bi mooy def lépp ba nga xam ne li waral nit ñi mun a fàggu mbirum feebar xol yeeg yooyu maanaam prévention bi ñu wax naka lañ war a defee loolu wax ko population bi wax ko aussi ministère de la santé ak bépp kuréel boo xam ne dafay liggéey ci wàllum loolu maanaam bu may tënk lépp lu aaju ci faj mbirum cardiologie société sénégalaise de cardiologie moo koy toppatoo ci Sénégal ci biir société sénégalaise de cardiologie nag feebaru xol yi dafa bëri ay façon am na hypertension artérielle am na yeneen insuffisance cardiaque am na ay crise cardiaque am na ay mbirum électricité ci cœur bi rythmologie am na mbirum prévention am na pàcc yu bëri ci biir pàcc yooyu nag hypertension ci la bokk société sénégalaise de cardiologie dafa am ay groupe de travail yu bëri bu ci nekk dafa am benn pàcc bu muy toppatoo bi nga xam ne mooy toppatoo mbirum hypertension artérielle moom lañ tuddee groupe de travail hypertension artérielle lépp lu aju ci lutter contre hypertension artérielle ci wàllum paj ci mbàllum fàggu ko ci mbàllum ay matuwaay ci mbàllum ay texte lépp groupe de travail boobu moo koy toppatoo maintenant groupe de travail bi nag dafa am ay cardiologue yu bëri yu ci nekk dem nañ ba mat ñeent fukk ba juróom fukki cardiologue yoo xam ne ci biir groupe de travail boobu lañ bokk man maa am charge su nekk coordonnateur groupe boobu donc loolooy groupe de travail hypertension artérielle ci au sein de la société sénégalaise de cardiologie. jërëjëf docteur Mounir Dia donc ñuy fàttali auditeurs yi ñu dab ne ñu ngi suivre seen émission allo docteur tey ñu ànd ci ak docteur Mounir Dia di cardiologue nekk ci société sénégalaise de cardiologie li ñuy waxtaanee di hypertension artérielle donc fàttali auditeurs yi rek ne numéro bi ñuy wootee dafa changé 77 097 74 00 wala 88 628 98 98. docteur Dia li tax ñu tànn thème mu hypertension artérielle mooy célébration démb journée mondiale hypertension ndax mën nga ci dellu si. waaw mbirum hypertension nag dafa bëri ay façon yu bëri lay feeñee ba pare ci nit ñu bëri lay mun a feeñ te dafa bëri ñu muy dal moo tax ñu am benn bés boo xam ne moom lañ ko jagleel pour ñu fàttaliku ko waxtaanee ko xoolaat ni ñuy fajee ba mun a faire un état des lieux xam fu ñu toll mun a waxtaan ak ñépp ñoo xam ne dañu liggéey ci mbirum hypertension ñu waxtaan ci xam naka la ñuy def pour mbir mi jëm kanam bés boobu nag moom lañ tuddee journée mondiale de l'hypertension artérielle àdduna bi yépp a koy màggal Sénégal ci la bokk looloo tax le 17 mai bii di démb ñu màggal bés bi waxtaanee ko képp koo xam ne da ngay liggéey ci mbirum hypertension ñu toog ak yow waxtaan ak yow nga wax naka ngay liggéeyee lan mooy say jafe-jafe lan nga bëgg a def pour mu gën a yokk ñun tamit ñu waxtaan seeg ñépp looloo tax ñuy célébrer journée bi démb ñu célébrer ko nag jagleel ko Touba foofu lañ dajee ñun ñépp muy cardiologue yi muy waa ministère de la santé muy ñi nga xam ne dañu liggéey ci mbirum pharmacie
ñi nga xam ne ay infirmiers lañ ñi nga xam ne ñooy médecin chef de district ak médecin chef de région boobu ñëpp toog ci benn panel ñu waxtaan xool fan lañ toll yan ñooy problème yi nga xam ne moom la ñu jànkoonteel pour régler mbirum hypertension naka lañ war a def pour régler problème yooyu pour mbir mi jëm kanam ba nga xam ne dinañ régler hypertension artérielle ba paj mi gën a mucc ay donc loolooy journée mondiale de l'hypertension artérielle ñu célébrer woon ko démb ñëpp waxtaan ci. Docteur ñu dañuy faral di dégg très souvent dama amee tension dama am feebaru tension dama am hypertension donc noonu lañ koy woowee fii Sénégal est-ce que mën nga ñu xamal hypertension artérielle wala dama amee tension bi ñuy dégg lan la exactement naka lañ koy tekkee. waaw tension nit ñi bëri nañ di wax tension am na ñoo xam ne sax li ñuy wax tension xëy na nekkul li ñuy dégg ci tension bi ñu bëgg a wax. parce que hypertension mooy tension bi yéeg bu ñuy wax hypertension nag tension bi tax ñuy wax mooy tension bi nekk ci biir sidit yi ñuy tuddee artère nga xam ne mooy jógee ci xol bi di lawal deret bi fépp ci yaram bi sidit yooyu bu fekkee ne tension bi nekk ci biir sidit yooyu dafa ëpp moom la ñuy tuddee hypertension nit ñi nag dañuy faral di wax rek dama amee tension bu ñu waxee dama amee tension liñ ciy dégg mooy tension bu yéeg bi parce que am na tension buy wàcc boobu moom daanaka duy lor comme niñ koy ragalee mais bu ñuy wax tension bu yéeg moo tax nga xam ne mu ngi mel am sa raakool rek ndox bi di ci daw bu fekkee doole bi muy génnee dafa bëri trop loolu mooy hypertension. léegi nag bu amee dafa am nuñ koy mesurer xam tension bi dafa yéeg nekkul da ngay toog rek ne sama tension dafa yéeg il faut nga jël sa tension loolu moo tax sax yaa ngi wax ci mbirum journée mondiale de l'hypertension loolu moo tax ñu jël thème boo xam ne ci loolu la aju parce que thème bi ñu doon waxtaanee démb mooy xam sa tension bu baax bu wér faj ko ni mu waree ngir nga mun a dund lu yàgg loolooy thème bi boo ko defee ci français muy mesurer sa tension avec précision la contrôler et vivre longtemps donc nga xam sa tension fu mu toll bu dee yegg na nga muñ ko faj ni mu waree ngir nga mun a dund lu yàgg. donc loolu day tax ba nga xam ne dinañ ñaax nit ñi pour ku ci nekk xam sa tension parce que di nga gis koo xam ne dem na ba am juróom fukki at xamul sa tension loolu càggante bu mag a mag la ku ci nekk boo amee ñaar fukki at lu mu ëpp fanweeri at ku ko mat war nga xam sa tension fu mu toll. boo ko xamee nag bu fekkee ne yéeg na nga xam ne da nga amee tension nga faj ko. boo ko fajul da lay indil loraange. boo ko fajee dina tax lépp lu mun a indil loraange mu wàññi ko ba dund bi gën a mun a yàgg dans de bonnes conditions donc loolu mooy tension dañ koy jël moom leer na dafa yéeg ñu xam ne amee nga tension nga dem faj ko mais doo toog rek ne dama amee tension fekk xooloo bopp bi metti rek nga ne tension la il faut que nga dem ñu xoolal la ko koo dem mun na ko xool pharmacie yeeg infirmier yeeg médecin yeeg nit ñi seen bopp sax bu ñu leen jàngalee bu baax nu ñuy jëlee tension mun nañ amee seen appareil di ko jëlal seen bopp seen kër donc ku ci nekk war nga xam sa tension fu mu toll. balaa ñuy ubbi antenne bi pour dalal auditeurs yi ci 77 097 74 00 77 097 74 00 docteur Dia wax nga ko léegi dafa am ñoo xam ne dañuy toog rek ne dama amee tension ndax mettitu bopp est-ce que dafa am ay mandarga yoo xam ne nit ki bu ko yëgee ci yaramam rek war na njort ne dafa am feebaru tension wala dafa am beneen diagnostic boo xam ne moom moo ko war a ëmbaale pour ñu mën a déterminer exactement que ne dafa am feebaru tension. Tension dafa nekk loo xam ne docteur yeeg infirmier yeeg sage-femme yépp xam nañ ne tension day làqu mun na bañ a feeñ fekk boo ko jëlee di nga xam ne dafa yéeg moo tax li ñuy bëgg mooy ku ci nekk xam tension bi fu mu toll même boo yëgul dara parce que li ëpp li muy feeñee day fekk mu trop tard moo tax tension mun na bañ a feeñ mun na bañ a am boobu buy metti mun na bañ a am benn màndarga bu muy am moo tax ngay gis ku toog ba ci kanam rek am musiba bu ko dal mun na nekk AVC paralysé gi yooyu lu ci bëri dañ naan kii dara jotu ko woon démb rek mu ngi fi toogoon fekk kooku amee na tension depuis ay at te kenn xamu ko woon jour bi ñu ko xamee mooy jour bi mu indee loraange looloo tax mandarga yi bu kenn di xaar mandargay tension
mandarga yi bu amee rek ça veut dire que tension baa ngi fi depuis bu yàgg donc ku ci nekk waroo xaar mandarga da nga war a dem ñu xam tension bi fu mu toll. comme lu ñuy natt la est-ce que dafa am norme yoo xam ne tension bu normal ay xayma fa la war a yem kañ la kañ la ñuy wax ne tension bi dafa yéeg ak kañ la ñuy wax ne dafa wàcc ak kañ la ñuy wax ne dafa normal. bu ñu jëlee tension mu mat 14,9 rek yéeg na tension warul mat 14,9 14,9 am nañu médecins yi 140 90 la ñuy wax donc bu matee 14,9 wala 140 90 rek dugg nañ ci hypertension donc tension warul yegg foofu ci képp koo xam ne mag nga am nga fukki at ak juróom-ñett sax jëm ko bu matee 14,9 rek dugg nga ci hypertension loolu mooy niñ ko faral di jëlee ay appareil tension yi nga xam ne nit ñi dinañ ko faral di gis moom la ñu def ci loxo bi muy gonfler après dégonfler waat loolu appareil yooyu ñëpp mun nañ ko am parce que dañ koy jaay pharmacie. ku dem pharmacie di nga am appareil bu baax ñu wax la expliquer la nan lañ koy jëlee nga mun ko jël bu fekkee amoo ko nga dem hôpital wala centre de santé wala pharmacie ñu jëlal la ko bu fekkee mat na 14,9 nga xam ne yow sa tension yéeg na léegi nag il faut nga gis kenn koo xam ne day faj mu xool la bu baax mun a confirmer réellement est-ce que amee nga hypertension am déet. doo ko jël rek mu yéeg rek nga ne amee na tension loolu day tax ñu njort ne amee nañ hypertension nga gis kenn nag ku mu nekk médecin yépp dañu toppatoo loolu ñu ngi leen di tàggat société sénégalaise de cardiologie mu ngi tàggat vraiment médecin yi bu baax a baax pour ñu mun a faj tension donc kuñ gis kuy faj muy médecin muy infirmier dina ko vérifier bu baax wax ne diw amee na tension bu boobaa ñu faj ko. donc li gën a am solo rek mooy nit ñi xam ne war naa xamee sama tension mun naa ko jëlal sama bopp sax bu fekkee amee naa appareil bi ñu expliquer ma nuñ koy defee bu loolu amul ma dem ku ma mënta gis mu jëlal ma tension bu dee mat na 14,9 amee nañ tension te war nañ ko toppatoo balaa muy indi ay loraange. kon dañuy jël auditeur bi njëkk ci 77 097 74 00 asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. maa ngi lay ziare bu baax Rosalie. Touré. El Hadj Touré. ok Touré ñu ngi lay dalal. maa ngi doon invité boobu Serigne ma ñëw maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar. di ziar waa Sud FM auditrices yëpp maa ngi leen di leen nuyu. ñu ngi delloo ziar. di ñaan yàlla jàmm ci réew mi yàlla na yàlla defal jàmm. amiin. di ziare bu baax contrôle yi ak Cheikh Tidiane Ndour. bon maa ngi leen di baal ak encore ci qualité bi. parce que nit tamit encore fu may participer di wax yenn saa yi mu wax ñi nga xam ne luy déranger nit ñi. dëgg la. maa ngi baal ñëpp ak. yal na yàlla boole jéggal ñun ñëpp. amiin amiin. yàlla sàmm ñu sàmmal ñu si defeem. amiin. bon Roger man lu ma doon laaj mooy. man dama amoon suma benn mbokk suma cousin la quoi. dafa jékki-jékki rek gumb. dafa jékki-jékki rek gumb moom comme tax ma toog ni rek gumb. ñu ne dafa amoon tension. loolu lan ma koy waral benn. deuxièmement tension ñaata façon tension est-ce que exactement nit lu may def ndax bon man lu ma jaaxal mooy ndax ñëpp am tension wala am na ñoo xam ne rek dañu am tension. ndax tension moom ñëpp tëpp doomu aadama rek daf ko am dañuy tanante rek wala ñëpp am tension loolu mooy bu ma laaj. benn deuxièmement tension li ñuy def bu moytu ko parce que tension yi dañuy bëri loolu man gis naa ñoo xam ne dañuy jékki-jékki rek feebar ñu naan ko tension moo ko jàppoon mënutul dox jékki-jékki ñu naan la ko diw day piqûre xaw ma nu mu demee noonu affaire yi piqûre yi de comprendre moo ko sax waaye loolu yëpp maa ngi koy laaj jàpp daal moo gën ma ko leeral rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf Touré ci ñetti laaj yi dinañ ci dellu siwaat ak suñu invité docteur Mounir Dia dañuy seetaat ak beneen auditeur ci 77 097 74 00 wala 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo soxna Rosal. sama na ngeen def Mouhamed Thiam ma ni ko nangu. ñu ngi sant bu baax Thiam. di baalu àq ci weeru koor gi. yal na ñu yàlla jéggal ñun ñëpp. waaw di gërëm Sud FM. l'ordre national des médecins ak Val d'Afrique. jërëjëf. voilà di nuyu sa invité boobu. docteur Mounir Dia. docteur Mounir waaw. yàlla saxal xam-xam bi. amiin amiin te yokk ko bu baax a baax. amiin te bàyyi ko fi du yàgg. amiin macha allah.
waaw waaw tension comme nu mu demee nii nga xam ni ñun daanaka si suñu régime alimentaire la. waaw léegi yan conséquences la mën a am ci nit ki waaw yan nit ku am tension. su ko traité wul normalement lan la mën a indi si dundam. waaw jazakumullah di leen sant. jërëjëf Mohamed Thiam woote Malicounda ñaari laajam yi docteur Dia mooy suñu lekkin suñu anam yi ñuy lekkee yan jeexital la am ci wàllu ki nga xam ne am na tension ak aussi tension bi nga xam ne kenn traité wu ko ni mu waree est-ce que mën na am ay complications lan la mën a jural nit ki ñu jëlaat beneen auditeur ci 77 097 74 00 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si naa def. maa ngi sant bu baax. waaw jërëjëf siyaare bu baax. ñu ngi delloo siyaar. man dama am problème suma xol bi daal dama mos a def soog. soog bi nag ba ma gaañu si yax bi ci kaw noonu bu méttee rek wàcc ci dënn bi may dem hôpital ñu ne asma la ak yooyu. waaye fii yax di métti rek di ñëw ci xol bi. léegi nag loolu moo ma sonal bindal ma benn garab bu ñuy wax corticoïde. moom laay su ma ko naanee dana arrêté su ma toogee ñaari fan ñetti fan mu ñëwaat. léegi affaire boobu daal jaaxal na ma laajal ma docteur nan laay war a def bu soobee la. waaw docteur mu ngi lay déglu ma bàyyi ko rek peut-être ndax docteur da nga am yeneen question supplémentaire yoo koy posé. waaw suñu. waaw moom dafa mel ni rëcc na waaye bu mënee duggaat pour mu gën la mën a expliquer nee na daal moom dafa amoon choc ci xol bi mu am douleur boo xam ne ci yax bi lay tàmbalee mu dem ñu ne ko asthme la ñu ngi koy jox corticoïde bon peut-être dina duggaat ñu jël beneen auditeur asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi leen di ziar te di leen sant di leen gërëm ci liggéey bi. jërëjëf. voilà man lu ma bëggoon laaj mooy. c'est-à-dire 14/9 boobu docteur bi wax. waaw c'est-à-dire repos la wala en activité maanaam xam nga tension mën nga ko jël en activité. parce que nga def activité ba neex nga ñëw jël la tension xool ba xam en pleine activité ñaata nga am. wala ñu jël la ko au repos. waaw léegi nag ma doon laaj xam ndax 14/9 boobu ci fi ñu koy tenir compte ci au repos bi lañ koy tenir compte. wala ci activité bi lañ koy tenir compte. bon loolu laa bëgg a laaj et puis parce que man fi actuellement j'ai 64 ans. waaw bon mais chaque mois dama dem ne petit carnet damay dem jël sama tension jël sama glycémie jël sama poids après mu jël ma tout yooyu yëpp expliqué ma quoi. mais je sais que moom depuis am naa ay 13 la am 13/9 wala 12/9 wala yu demee noonu entre 13 wala parfois ma am 13 parfois mu benn loxo bi 13 benn la doon am 14. bon léegi dama xamul nag foofu naka lañ ko mën a kii daal loolu laa bëggoon laaj di leen sant leen gërëm. d'accord comme yaa ngi posé ndax en repos lañ koy jël ou en activité yow sa tension kañ lañ naka lañ koy jëlee c'est en repos wala en activité. au repos moo demee daa toog. 15 minutes wala 20 minutes. d'accord après mu soog moo ko jëlal. bon su ma ko jëlalee après ma xool ne ci ay 13 laay am wala ay 12 wala ay parfois ma am 13 benn loxo bi benn loxo mu am 14. d'accord waaw ci noonu la bon sama poids nag c'est 85 parce que 92 laa jëlee 92 kilos. depuis bi di Cheikh Seck waxee affaire technique suukar bi. waaw ci laa bàyyi suukar bi le matin. ci laa wàcc ba 87 kilos quoi. d'accord. voilà maa ngi gërëm ban taay la suñ ngóor gi moom foog ñu félicité ko. ban taay ngay def 1 mètre ñaar la. bon maa ngi 1 mètre 87. waaw sant bi naka la parce que yow foog ñu félicité la. waaw man ndaw ku naa laa quoi. waaw sant bi de neex ndaw ku naa laa. c'est ça voilà Rosalie. am na benn laaj rek ma bëggoon laaj. te boobu xam naa yóbbante lay doon. prochainement ci bu di Cheikh Seck. waaw boo xam ne dafa wax ne utiliser sardine. porte sardine bon man moom rek laa jël ci kii nekk en boîte sinon si des bi nekk en boîte du ma ko laal. sardinette bon sardinette yi ñu jaay ci 350 ñu jaay sardine quoi ci biir ginaar yi. waaw.
waaw léegi mais xam nga li ci biir dama xam ñun jënd lañ war a lekk tuur loolu wala ndax est-ce que loolu diw bi ci biir c'est consommable wala déet. waaw de toute façon docteur Dia mën na ci indi tontu parce que. voilà d'accord peut-être waaw dina ci indi tontu laaj bi am na solo jërëjëf. voilà merci beaucoup ñu leen sant leen gërëm. jërëjëf. donc ñu seetaat beneen auditeur docteur ci 77 097 74 00 wala 88 628 98 98 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar mbokk mi. ñu ngi sant bu baax. maa ngi def seen émission ma ne. mais suma bët yi guddi. waaw. bët yi day nekk li ñu nekk day def comme poussière day mel poussière la nekk même bëccëg sax fekkee naa ngi day mel ne poussière la quoi mais dem la adaptation ou bien cataracte la quoi. dégg nga. d'accord day poussière trop même soo déggee nii day poussière day mel ne poussière mu nekk si néeg bi ngeen fekkee ne poussière bët yi moo mel noonu quoi. waaw docteur dafa am question boo koy posé. waaw li ma bëggoon laaj rek est-ce que mos nañ jël tension bi ba xam nu mu toll. tension bi. waaw mos nañ la ko jëlal wala. mos naa dem foofu de mais gars tension la wax ay tuufaay la ma jox mais tuufaay bi dafa xaw a seer nag. d'accord. dafa xaw a seer parce que. loolu moo tax maa ngi toog mais nag affaire bii dafa xaw a. d'accord. waaw dama ragal sama bopp sax balaa ma ko mos a. jërëjëf donc ñuy fàttali auditeurs ñuy suivre que tey jii li ñuy waxtaanee mooy hypertension artérielle ànd ci ak docteur Mounir Dia di cardiologue ñi am contribution wala question mën a woote ci 77 097 74 00 wala 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaw salaam man maa duggoon léegi ci fii bi. waaw su ma maanaam yàq bi ci kaw bu méttee rek. d'accord. ci dënn bi la. léegi nañu yomb corticoïde boo xam moom boo ko utilisé day seet waaye dañ ma wax ne corticoïde bu bari baaxul. te xam naa am naa ci jaaxle trop. waaw dañ doon laajte rek yax bi ban yax la bu nekk ci baat bi ginnaaw baat bi. wala fan waaw ci déedéet bi tollu baat bi ci ko waaw ci mbagg mi wax mu jox ko waaw. ci ginnaaw gi wala ci kanam. noonu ci kanam gi. jëm ci kanam gi moom bu méttee rek ci dënn bi la jëm ci suuf. d'accord. boo xam ne seet na dootuma def dara te heure boo demee hôpital dañ ma naan asma la waaye corticoïde lañ ma jox te dañ ma ne corticoïde bu bari baaxul te moom te naan moo ko rek ci sedd. waaw day ànd ak nooyi bi day xaw a jafe wala. waaw day jafe doo mën a nooyi. moom parce que jox nañ ma sax pompe sax jox nañ ma ko. waaw waaye feeg yàq bi méttiwul rek moom du def noonu. waaye bu méttee rek ci den bi la jëpp. léegi dootoo mën a nooyi. mu ma pompé naan corticoïde mu arrêté. jërëjëf ñu jëlaat benn wala ñaari auditeur su ko defee docteur nga mën leen tontu mais ci kanam tuuti dinañ ubbiwaat antenne bi ci 77 097 74 00 asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw fii laay wootee Thiès laay wootee. waa kay soxna si ñu ngi lay dalal. waaw man damay dem ci cardiologue bi. mais toujours ba tey damay xiixat maa ngi naan Corvazal maa ngi naan Digoxine maa ngi naan Aldactone 75 maa ngi naan Synthrom maa ngi naan Lazilic temps yi dama delluwaatoon mu changé posologie bi ni naa ko jël 3 fois mais ba tey damay xiixat daal soo ma gisee soo ma ni may waxee nii sax yaa ngi sentir maa ngi xiixat. waaw garab yooyu laa naan. allo. waaw docteur ñu lay déglu waaw bu fekkee. waaw damay xiixat ba léegi xiixat daal moo may sonal. moo lay sonal. waaw garab yi may naan seen Digoxine la Corvazal Aldactone Synthrom Lazilic. mais ba tey damay xiixat mais tane na nag mais ba tey maa ngi xiixat. sama tension tam bi ma mujjee rendez-vous baaxoon na 13 laa amoon man je suis hypertendue mais maa ngi contrôler tension bi. waaw loolu laa bëggoon laaj xiixat bi daal xiixat bi moo may sonal. moo lay sonal d'accord. waaw xiixat rek. docteur dina ci indi tontu. ak ok Rosalie merci beaucoup orientation jërëjëf. c'est gentil waaw. donc ñu seetaat beneen auditeur bi mujj ci première partie appel yi ñu xool ndax sotti na ci 77 097 74 00 asalaamaaleykum. Rosalie. oui Rosalie. oui. nuyu naa la. fay naa la bu baax Diop. Bamba Sidi Mbaxaan Diop. namb naa la leen. ñu docteur Dia.
waaw Dër Dia. waaw sëñ Diop. nuyu naa la jàppaloo. maa ngi lay fay. naka liggéey bi. alhamdulilah ñu ngi sant. ah mais waa ji sax ndaw ku laa boobu woote woon sax ñoo tolloo poids ñoo tolloo taille. mais yaa ngi def matukaay yi muy jël moom rek xam naa. waaw IMC bi ñoo ko bokkal tamit. ñoo bokk IMC loolu attention. waaw IMC dama jàng rek élève bu assidu daal nag. noonu la IMC. waaw élève bu assidu bu xaw a muus. c'est bien. bu xaw a muus. kooku yéen da ngeen def bac plus 10 ans mais xam naa yéen daal seen métier war nañu leen fay. triple salaire quoi. parfois bac plus 12 ans par spécialité bac plus 14 ans. ah yéen daal yéen dax a jàng Sénégal. docteur Diallo moo mën a tooñ nag. man sama maam alpulaar la ba tax mën a tooñ sama maam wala na sant. d'accord moo tax ma mën a tooñ. waaw moo jur sama yaay moo jur papa yi Baye Omar Gueye directeur rajo boobu. maam tukulóor la. bon su ko defee maa ngi koy nuyu. en passant docteur est-ce que toujours ma laaj ko mais amaguma tontu ba léegi est-ce que ñun africain ñun nègre tubaab bi di joxe nègre waaw yenn saa sax yokk si gabaal ba sale nègre à l'époque. waaw. waaw moom dafa mel ni coupé na mu jéem a dugaat xam naa problème de réseau la ñu may ko tuuti rek ba xool ndax dina dugaat asalaamaaleykum bu fekkee am na beneen auditeur ci asalaamaaleykum maaleykum salaam. na si na ngeen def. ñu ngi delloo ziar. waaw naka waa kër gi. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. ma ne li may laaj docteur maa ngi tudd Sam Anne. naka. Sam Anne. waaw. maa ngi wootee Thiès. ok docteur mu ngi lay déglu. man dama amoon prostate. ma opéré woon 2016. waaw. allo. waaw ñu ngi lay déglu. waaw ma opéré woon 2016. ma toog ba 2020. ma amaat lu mel ni prostate. léegi ma dem ci docteur bi ma opéré ma wax ko mu ne ma léegi yow dañ nga war a opéré waat. waaw même pas 5 ans ci diggante bi. waaw léegi nag ma jékki-jékki sama saw bloqué. ma dem ci docteur bi ma wax ko ko. léegi mu bindal may këyit ne ma da ngay lépp daal nekk ay 150 quelques mille. ma ne ko nit ki kay boo ko opéré mu ñëw ne la mënatuma saw bala nga ko bindal ba dañ ko wax dara da ngaa war a fexe ba mu saw ba pare. ba ma ko waxal la nag ma bàyyi ko fa comme clinique la woon ma daal dem hôpital national ba ma àggee ñoom dañoo daal di taxaw ci ma daal di saw ci saa si. ñu soog ma programme nag ne ma dañ la war a opéré waat. def la ñu ngi may defloo ay analyse ak rajo ak écho yooyu maa ngi ci daal mais àgguma date bi ñu la war a opéré. waaw loolu laa doon laaj. waa kay jërëjëf docteur dina ci joxe xam-xam lu mu ci xalaat ak yan orientation donc ni ñu ko doon waxee sànq rek suñu auditeur bi Bamba Sidi Mbaxane Diop dafa rëcc xëy na mën na dugaat su fekkente ne sottiwul mën nañu yemaleegum fii appel yi su ko defee docteur nga tontu appel yi ñu jël auditeur bu njëkk en attendant asalaamaaleykum. waaleykum salaam ci defem. waaw ñu ngi lay ziar. waaw ci delloo ziar. maa ngi wootee Thiès. Thiès. waaw. waa kay docteur mu lay déglu. dama doon. par exemple su fekkee HTA def na ba def la AVC. ñaata façon AVC moo am. beneen bi mooy AVC ban nga am 50% pour nga rek biiru. wala ak ban AVC moo am 50% pour rétablir ko dina jafe. te tamit gis da ngay gis ko am AVC côté ndijoor ñu jàpp wax bi loolu lan moo ko waral. jërëjëf.
ci laaj bi ñu donc fii la ñu yemaleegum appel yi su ko defee docteur tontu mais ci kanam tuuti auditeurs yi mën nañu dellu si waat bu ñu amee ay question wala ay contribution mën a bokk ci émission bi docteur Dia dañuy ñëw ci suñu premier auditeur moom mooy El Hadj Touré nee na dafa amoon benn cousin boo xam ne dafa jékki-jékki rek mu gumba léegi ba mu demee dañ ko ne tension la mais nee na moom loolu mënu ko comprendre naka la mënee am. waaw merci Marie Rosalie ñu ngi déjà remercier auditeurs yi participer yëpp di leen féliciter puisque ça veut dire que ñu ngi intéressé wu ci seen mbirum wér-gu-yaram loolu nag kuy intéressé wu sa wér-gu-yaram moom dañ la war a féliciter bu baax monsieur Touré ñu ngi lay baal àq ñu ngi lay baal àq di la nuyu di la ziar donc am na cousin moom bu amoon hypertension mu def benn genre accident malaise ak problème mu bët yeeg yu mel noonu ñu ne ko tension maintenant yooyu mun na di am tension bokk na ci li muy mun a indi ay accident yu mel noonu accident yu mel noonu ñaari façon mun na indi problème mu bët mun na jógee ci cerveau bi tension mun na laal cerveau bi ba mu perturber nit ki ni muy gisee parce que li tax nit di gis ci yuur bi la nekk bu tension bi yaa laalee yuur bi côté bi nga bi nit bi war a gisee li tax mu mun a gis day laal te toog gis bi mun na deñ donc première chose bi mun a jàpp problème mu gis mooy tension bi laal yuur bi deuxième élément bi nga xam ne tension mun na laalee bët yi gisin bi mooy tension bi du laal cerveau bi mais mu laal bët yi seen bopp tension mun na laal ci biir bët yi am na ay sidit yu fa nekk tension bi mun na laal yi nekk foofu ba indi problème mu bët ñaar yooyu yëpp tension mun na ko indi donc loolu lu doy waar la waaye tension daf koy def day laal bët yi jaarale ko ci yuur yi day laal bët yi jaarale ko ci sidit yi nekk ci biir bët yi loolu nag suy am en général day fekk tension bi nekk fa diir bu yàgg xëy na gisuñ ko woon wala xëy na paj mi demeewul woon noonu wala xëy na xamuñ ko woon li ci ëpp moo tax ñuy insister waat pour nit ñi mun a xam seen tension normal na wala normal pour éviter accident yu mel noonu donc moom loolu lañ koy wax ci première pàcc laajam bi deuxième pàcc laaj bi mooy kan moo mun a amee hypertension ki mun a amee hypertension ñépp mun nañ ko amee képp koo gis parce que nit ki buy màgg rek tension mun na ko jàpp tension mag ñi lay gën a dal ka xale yi donc képp koo gis ngay màgg sidit yi dañuy màgget loolu moom nit la yàlla bindee noonu booy jëm at yi di jëm kanam rek sidit yi dañuy màgget dootul amati élasticité bi mu amoon parce que artères yi dañoo élastique booy màgg élasticité boobu day wàññeeku artères yi dañuy gën a dëgër te buy dëgër rek tension bi day yokk donc koo gis muy atam di jëm kanam rek tension mun na ko dal léegi nag dafa am ñu muy gën a yomba dal ñooñu mooy ñi nga xam ne xëy na ni leen yàlla bindee ci seen famille wala ci seen génétique tension daf leen a yomb mooy ñi ñuy tuddee ne dañu am prédisposition ñooñu la tension di gën a yomba dal bu ñu amee yenn at yi léegi nag ci kaw loolu day am yu bari yoo xam ne mooy tax tension gën a gaaw a dal nit ki mooy ni muy dundee ni muy lekkee ni muy doxee bu dee am na yenn yu muy jël yoo xam ne baaxul muy cigarette wala alcool bu bari yooyu bu nekkee ci nit ki day tax tension gën ko yomb donc pour gàttal laajam bi tension ñépp la mun a dal booy jëm at rek tension mun na la dal bu fekkee nag doo yëngu-yëngu bu bari da lay gën a yomb dal bu fekkee da ngay jël ay cigarette wala alcool bu bari da lay gën a yomb dal bu fekkee ni ngay lekkee aussi nekkul lekkin bu équilibré comme Bintu Cheikh Seck ni mu leen koy digalee bu fekkee lekk bi melul noonu équilibré wul mu bari xorom su bari wala mu bari yu niin loolu day tax tension gën la yomb donc yooyu yëpp day tax nit ki tension gën ko yomb. kon daal ñu war a def mooy changer suñu mode de vie di lekk bu sell tey bañ a toog rek bañ a yëngu. exactement loolu sax mooy ñetteelu pàcc laajam bi. naka la nit mun a def pour tension bañ ko dal. ni nit mun a def pour tension bañ ko dal mooy moytu yi ñu wax ne mooy indi tension yi ma la limal léegi. moytu ko moom la nit mun a def pour tension bañ ko dal bi ci jiitu mooy lekkin bi xorom si ñu wàññi ko bu ñuy togg bi di bañ a bëri xorom bañ a bëri niin te suñ toggkat yeeg mun nañ loolu mun nañ defar ay togg yu mucc ayib te fekk te équilibré te du cher
yooyu mun nañ ko def ku si gëstu rek di nga ko mën a def boo laajtee li la wër mun nga toggin boo xam ne lépp loo bëgg a togg mun nga ko togg plat bu la neex mais ni nga koy toggee mu bañ a bëri loraange yooyu. boobu benn la mooy lekkin beneen bi mooy lépp loo xam ne lu bon la ci nit ki nga moytu ko cigarette si la bokk cigarette moom lu bon a bon ci cër yépp man cardiologue la moo tax problème mu cardiologie intéressé ma mais bépp médecin bu fi toogoon dina la wax ne cigarette baaxul ci mbirum liggéeyam muy urologue beeg neurologue beeg cancérologue beeg ñoom ñëpp cigarette dafay indi feebar yi nga xam ne ñoom moom la ñuy faj man su ma yemee si mbirum cardiologie cigarette day indi feebar yu bëri yoo xam ne mbirum cardiologie donc yooyu ñu moytu ko loolu mooy tax nit ki moytu bu baax hypertension ba pare di yëngu bu ñuy wax yëngu nag mooy nit ki bañ a toog rek te du def activité yëngu nekkul ne rek dem sport lu baax la sol sa équipement dem sport mais du ñëpp mun lool mais activité rek lañ soxla activité boo mënta def baax na bu fekkee da nga bugg a dox nga génn sa kër dem doxi dox wër kër gi wër koñ bi ñeenti yoon sa 20 te 30 minutes mat na boo ko defee chaque jour lu baax la boo mënul def chaque jour tamit boo tëbalee tey bu subaa nga bañ a tëbal loolu ñëpp mun nañ ko def bu mënul marche boobu boo def baax na mun nga joogi daw yi bu dee vélo moo la intéressé nga def vélo bu dee da ngaa bëgg a féey nga dem féey l'essentiel na nekk activité mais na régulier liñ soxla rek mooy mu sax mu bañ a nekk looy def tey bàyyi ba semaine prochaine wala bàyyi maanaam ñu boole ko ci suñu dund ci suñu programme bés bu ne voilà mu nekk loo xam ne noonu la ñuy dundee bu dee liggéey bi dafa fekk ne si biir liggéey bi da ngay yëngu di dox lu bëri boobu yaa ngi yëngu bu dee liggéey bi mayu la ngay yëngu boo paree liggéey bi nga dem defi loo xam ne dina tax nga yëngu marche ak yu munta nekk donc loolu mooy tax nit ki mun a moytu hypertension lekkin bi baax di yëngu lu bëri moytu yu bon yooyu cigarette ak yi ci aaju loolu dina tax yàlla musal ñu bu baax ci mbirum hypertension artérielle. sëñ bi Thiam wootee Malicounda moom it ci wàllu régime alimentaire boobu la doon wax ban conséquence la mën a am ci ki nga xam ne dafa amee tension. voilà sëñ bi woote Malicounda monsieur Thiam ñu ngi koy gërëm tamit amin ci ñaan yi ñu ñaanal ñëpp lekkin bi mooy li ñu wax léegi. xam naa moom aussi daf si gisaale boppam ci li ñu wax léegi parce que lekkin bi la doon laaj alimentation lan moo mën a indi tension li gën a yomb indi tension ci li ñuy lekk mooy xorom su bëri. bu njëkk ba am na dëkk yoo xam ne amuñu woon hypertension parce que li ñu doon lekk xorom bi bëriwul woon amul woon mais léegi daanaka monde bi amul dëkk boo xam ne duñ lekk xorom su bëri moo tax mu bëri law si àdduna bi mais képp koo xam ne lekkin bi du bëri xorom ni ñu koy toggee du bëri xorom tension dafay gën a néew donc ci lekkin bi xorom su bëri mooy li gën a yombal hypertension donc bu ñu wàññee xorom si vraiment dinañ mën a moytu bu baax mbirum hypertension boole si yeneen yi mu aaju yëpp yu niin yéeg yooyu mais xorom si vraiment mooy li gën a mën a indi hypertension loolu vraiment buñ si góorgóorloo rek mën na indi lu bëri. léegi ñaareelu pàcc laajam bi monsieur Thiam moo nekkoon tension lan la mën a indi comme loraange bu fekkee ne traité wuñu ko tension bi buñ ko traité wul loraange yi mën a indi bëri na suñu ñaari auditeurs yu njëkk yi am na yu ñu ci lim mooy malaise yi. malaise bu ñu ko waxee li ci gën a bëri problème cardiaque la tension cër yi muy sonnal benn bi ci yooyu mooy problème mu cardiaque malaise cardiaque yépp la crise cardiaque mooy bi nga xam ne lu garaaw la mën a indi nit ki day toog rek am mettit bu tar médecin yi di ko wax infarctus du myocarde li koy indi mooy day am sidit bu nekk ci biir xol bi bu bouché brusquement mu am douleur bu tar bu nekk ci kaw dënn bi loolu mooy crise cardiaque di infarctus du myocarde loolu nag tension bokk na ci li ko gën a mën a indi am na yeneen yu bëri yu koy indi mais tension si la bokk bu fekkee ne loolu am na dañ ko war a gaaw faj ko sinon rek dundam xaj na si parce que xol moom mooy yore cër yi donc crise cardiaque benn la ci complication yi tension mën a indi bu fekkee ne fajuñ ko léegi nag am nañ chance crise cardiaque yooyu mën nañ ko faj Sénégal parce que boo demee ci hôpital yi dañuy déboucher artère jox la yeneen garab pour mu gaaw faj mais loolu day fekk ñu teel ko gis moo tax ku am douleur yu mel noonu ci dënn bi bul toog naan dafa ci da ngay dem ñu faj ko léegi parce que bu dee crise cardiaque la nga fanaanoog moom wóorul donc bu amee rek wooteel SAMU 15 wala nga dem hôpital bi gën a jege
dañ lay defal électrocardiogramme rek boo ñu war a déboucher hôpital yu bëri dinañ ko def ñu déboucher la ko lu gën a gaaw donc loolu benn la ci complication yi hypertension mu ne indi mooy crise cardiaque xol bi la mais du crise cardiaque rek kay jàpp xol bi ci li tension mun a indi am na yeneen yu ñuy wax doyal dil xol bi maanaam xol bi insuffisance cardiaque xol bi dafay néew kàttan bu baax loolu ndànk-ndànk lay ñëw ngay gis nit ki di appaat bu doxee tuuti sonn loo xam ne mënoon na di koy def du sonn mais léegi bu ko defee rek sonn mënoon na dox 1 kilomètre mais léegi bu ko doxee sonn buy commencé di appaat noonu dañuy xalaat ne xëy na xol bi mu ngi commencé néew kàttan insuffisance cardiaque buñ bàyyi muy yokk nañ ko jéem a faj buñ médecin bu gisee mën nañ ko faj donc loolu insuffisance cardiaque ci li hypertension mun a indi la leneen li muy indi mooy mu boucher sidit yi nekk ci tànk yeeg yu mel noonu loolu bëri na lu muy dal ñi am hypertension bu fekkee ne fajuñ ko leneen li à part xol bi mooy AVC waxoon nañ ko am na ku ko fi wax léegi AVC mooy am naa day tontuwaale laaj bu ñëw ci kanam am na ku ko waxoon donc dañ koy tontuwaale AVC bokk na ci complication yi hypertension mun a indi sénégalais yi moom xam naa ne AVC bokk na ci yi gën a xam ci mbirum hypertension AVC mooy accident vasculaire cérébral yuur bi lay jàpp cerveau bi tension daf koy indi tension bokk na ci li ko gën a mun a indi sidit yi nekk ci biir yuur bi artères yi nga xam ne ñooy dundal yuur gi yooyoo dul mun a def li ñu war a def loolooy am problème parce que sidit bi day indi deret bi sidit bi bu dee dafa fatt rek AVC la tension da koy fattal loolu AVC la sidit bi aussi day tontuwaale ki laaj ñaata AVC moo am sidit bi day fatt loolu AVC la moom la ñuy wax AVC ischémique maanaam sidit bi dafa fatt sidit bi nekk ci biir yuur bi artère bi moo fatt deuxième AVC bi mun a am mooy sidit bi artère bi dafay mun nañ wax ne dafay toj artère bi bu tojee deret bi nekkoon ci biir day génn fattul mais dafa toj bu tojee deret bi day génn hémorragie la moom la ñuy wax AVC hémorragique donc ñaari façon AVC yooyu ñoo am ñoom ñaar nag ñooyem mandarga yi muy indi ci nit ki donc kim dal mënul xam ischémique la wala AVC hémorragique la parce que ki am ischémique ak ki am AVC hémorragique ñoo bokk ni muy feeñee ci ñoom dañu am paralysie benn wet bi mooy bañ ñu paralysie parce que yuur bi cerveau bi moo tax nit ki di mun a yëngal ay cëram bu fekkee ne li war a nekk ci yuur bi bay tax cër yi di yëngatu foofu la sidit bi toj wala mu bouché cër yi mu waroon a yëngal dootuñ mën a yëngu moo tax nit ki di paralysé problème bi nekkul ci loxo bi paralysé mais problème bi ci cerveau bi la nekk fi nga xam ne yuur bi fatt na fa wala mu explose donc ñaar yooyu moo am bu feeñee ci nit ki day paralysé loxo bi bañ ci benn wet bi wala tànk bi bañ ci benn wet bi wala bët yi du gis bu baax mu fulu benn côté bi wala bopp bi di metti bu baax a baax wala wax bi aussi bañ yooyu yëpp mun na dajaloo ci nit ki am AVC wala yenn ci yooyu rek mun na am te yëpp du dajaloo donc yooyu bu ko amee nit ki benn wet bi bañ wax beeg yooyu dañu xalaat ne AVC la te AVC ku ko am dañ lay defal analyse rajo ci bopp bi xam ban façon AVC la parce que docteur bi bu xamagul ban façon AVC la du ko mun a faj parce que liy faj benn façon bi AVC bokkul ak liy faj beneen façon wu AVC bi te bu fekkee ne AVC ischémique la am nga koy defal liy faj AVC hémorragique da nga koy lor bu fekkee AVC hémorragique la am nga jox ko liy faj AVC ischémique da nga koy lor loolooy waral des fois ñiy dem urgence hôpital ci garde yi ñu ñëw am AVC paralysé des fois duñ mun a comprendre lu tax médecin bi du leen defaral dara te defagul scanner bi parce que bu amul scanner bu la defaree lu mu la warul defal dalay lor looloo tax des fois mu poser problème sax suñ mbokk yi nekk garde nit ki ñëw ak paralysé wam mu ne ko foog mu defal ko scanner loolu aussi dañuy ñaax ñi yore scanner yeeg rajo yeeg yooyu ñuy fexe ba scanner yeeg rajo yi di disponible à tout moment parce que AVC day am xaaju guddi day am bëccëg day am guddi te buñ ko amee ñun soxla nañ xam léegi lan la am pour ñu mun ko traiter. donc ba tey ci comme dañuy profité répondre ki wootee Thiès ci mbirum AVC mu ngi doon laajte aussi ci ñaari AVC yooyu ban moo ëpp chance de rémission en cas de paralysie ak aussi
lan moo tax AVC bu la jàppee côté gauche ngay am jafe-jafe ci wàllu wax defe naa noonu la ko posé. waaw exactement problème mu AVC ñaari façon yépp mun na garaaw. bu hémorragique bi bu ischémique benn bu ci nekk mun na garaaw lool ba lor nit ki ba mun ko faat sax lii tax gravité bi nekk gravité bu mag wala bu nekk gravité bu ndaw dépendrewul ci est-ce que AVC ischémique la wala AVC hémorragique la li muy dépendre mooy est-ce que AVC bi partie bu tuuti la laal ci yuur bi wala partie bu mag la laal ci yuur bi bu fekkee sidit bu tuuti la ci yuur bi muy ischémique ak muy hémorragique mun na indi loraange yoo xam ne bëriwul lool parce que sidit bu ndaw a ndaw la bu fekkee ne sidit bu mag la laal wala fi mu laal ci yuur bi bëri AVC boobu mun na indi loraange bu mag a mag muy ischémique wala muy hémorragique donc gravité bi li koy indi mooy li ñu laal ci yuur bi lu ndaw la wala lu mag la AVC yépp nag mun na laal lu ndaw wala mun na laal lu mag ba pare AVC mun na laal lu ndaw lu tuuti mais 1 minute 1 heure de temps après mu law ba laal lu mag a mag looloo tax AVC même bu fekkee lu ndaw a ndaw la kenn du ko négliger parce que à tout moment mun na law bu garaaw indi problème bu brusque moo tax di nga gis koo xam ne day am AVC bu ñëw léegi rek demaat maanaam mu toog am paralysé loxo bi bañ mais 10 minutes après 1 heure de temps après loxo bi reprendra normal bu mu ko négliger parce que AVC la moom la ñuy wax accident ischémique transitoire AVC la boo xam ne artère bi dafa bouché rek débouché waat parce que li ko bouché daf ko bouché rek après continuer dem bouché boobu yàggul mais loolu bu mu tax ñu négliger ko képp ku am paralysé même bu dee paralysé bi dafa def 1 heure de temps dem bul wax ne dem na jeex na jeexul parce que li ko indi mu ngi foofu. te mën na ñëwaat. te li ci ëpp day ñëwaat te bu ñëwaatee yu garaaw lay indi moo tax yooyu bu ko kenn négliger dañ ko war a dem te day soxla ay analyse pour xam ndax des na fa am déet te lu ci mënta nekk day soxla ay garab pour éviter li ko indi woon indiwaat ko. donc loolu aussi lu am importance la AVC pour ñu bañ ko négliger donc ñaar yépp a yem ischémique ak hémorragique en termes de gravité ñaar yépp loo xam ne mun na indi lu grave même bu dee lorul léegi buñ ko négliger parce que à tout moment mun na law ba indi loraange bu mag a mag a mag. di mu laaj par rapport ak paralysie ci wàllu wax bi ak côté gauche. ban lien la am. boo jëlee yuur gi comme li ma doon waxee yuur bi mooy responsable li tubaab di wax motricité li tax nit ki mun a yëngal ay cëram li koy commandé ci yuur bi la nekk. liy commandé loxo bi jóg ci cerveau bi la nekk liy commandé tànk bi jóg ci cerveau bi la nekk loolooy tax nga xalaat ni xaaral ma yëkkati sama loxo rek nga yëkkati sa loxo parce que cerveau bee la wax yëkkati loxo bi moo ko commandé li war a commandé loxo bi nag bu dee dafa AVC loxo bi dootul mën a jóg parce que looloo koy commandé wax bi naka noonu liy commandé wax ci cerveau bi la nekk bu fekkee partie bi war a commandé wax bi dafa AVC wax bi day dem te cerveau bi dafa am ñaari pàcc droite ak gauche li ci ëpp partie gauche bi mooy commandé cër yi nekk droite li ci ëpp partie droite bi nekk ci cerveau bi mooy commandé cër yi nekk gauche donc bu fekkee ne da ngaa am AVC ci côté gauche su cerveau bi loxo droite bi mun na paralyser wala tànk droite donc pour wax rek ne cerveau bay commandé cër yi bu dee dafa AVC côté bi AVC cër bi mu commandé mooy bañ. mun na nekk cër bi loxo bi ndeyjoor wala càmmoñ mun na nekk tànk bi ndeyjoor wala càmmoñ mun na nekk wax bi ci boppam nga xam ne nit ki dootul mun a wax wala wax bi di mel ni luy maas di bañ mu bugg a wax liñ ko gën a xàmmee sax mooy ñiy julli fajar bu fekkee ne da ngay mun a tari bon musulman yi xam nañ bu baax lan mooy faatiya ñiy julli yépp xam nañ ko des fois ñépp ko mun a tari mais da ngay gis ku xëy suba rek mënu ko wax wala mu fàtte ko te loolu mosu ko fàtte wala wax bi bañ a ñëw loolu bu mu négliger mandarga boobu ça veut dire que wax bi dafa bañ te xëy na AVC moo ko indi war na dem ñu xool ko donc mandarga yu ndaw yooyu nañ ci bàyyi xel ku képp ko am tension wala nga am ay yenn facteurs yi ay diabète ak yu mel noonu cholestérol yu ndaw yooyu bu amee bul ko négliger parce que mun na nekk mandarga loo xam ne lu garaaw la
buñ ko traité wul après mun na indi accident bu grave boo xam ne buñ ko traité woon avant dinañ ko éviter. moo tax yooyu kenn bu mu ko négliger. waaw ñu ñëw ci beneen auditeur docteur Mounir Dia moom c'est vrai que génn na ci thème bi mais ba tey nee na dafa amoon choc après dafa yëg douleur ci yax bi ci kaw dafay jàpp ci xol bi dem na hôpital ñu ne ko asthme la dañ ko jox corticoïde bu ko jëlee 2 à 3 jours mu xaw a tane mais nee na jox nañ ko pompe aussi mais dafa dégg ne corticoïde bu bëri baaxul tout ça là moom daal bëgg na xam orientation ak asthme bi ñu ko wax ak lan moo tax bu ñëwee muy xol bi di metti dënn bi di metti ak et cetera. waaw li ma koy digal xëy na nekkul mbirum cardiologie sax mais li ma koy digal comme médecine la te yooyu aussi médecins yi dinañ koy faral di gis des fois médecins yi même infirmiers yi ñiy faj ñëpp xàmmee nañ lan mooy asthme buñ gisee ko am crise d'asthme koo mënta fekk foofu xàmmee na lan mooy asthme bu yoree stéthoscope boobu ñuy def ci nopp yi bu ko tegee ci sa dënn bi rek boo nooyee dina xam ne lii crise asthme soxlawul sax rajo pour xam ko donc loolu day wane ne comme gis nañ ko gisaat ko wax ko ne asthme la ban day yaakaar ne asthme la maintenant évidemment corticoïde bokk na ci liy faj asthme ci yenn forme yi ak yenn yoo xam ne bu dalee corticoïde bi mun nañ ko jox pour mu dindi loolu pour benn diir lay nekk diir boobu bu jeexee am na traitement de fond bu ñu koy defal traitement boobu liggéeyam mooy crise bañ ko dal nekkul ne dañuy bàyyi ba crise am rek ñu faj ko am na faj boo xam ne da nga ko war a jël même bu fekkee crise amul parce que faj boobu mooy tax mu régler le fond pour que crise yi duy gaaw di am moo tax buñ bàyyi rek di jël yenn yi buñ amee lu metti mais même bu dara amul sax am na traitement yu la médecin yi di jox man li ma koy digal mooy muy jël traitement de fond boobu day tax yooyu du koy faral di dal dina am moment yoo xam ne nag bu yeggee foofu dañ koy bindal corticoïde xëy na dina am diir buñ ko bindal wàññi ndànk-ndànk ba arrêté ko mais am na leneen luñ koy jox mu continuer yooyu nag li ma koy digal mooy mu continuer ko ba pare suivi bi am parce que asthme comme hypertension c'est une maladie chronique boo xam ne daf fiy nekk il faut nga koy toppatoo tout le temps même bu la daaneelu pour que mu lay bañ di daaneel. donc loolu laa koy digal foofu mu continuer suivi bi. beneen auditeur sëñ bi ndaw moom joxe na ay information yu bari ci li nga xam ne moom lay saytoo boppam ndax joxe na poids am taayam nee na 92 kilos la doon def mais ba mu xoolaatee lekkinam wàññi ñoom suukar ak ñoom seen wàcc na ba 87 kilos 1m87 nee na souvent day jël tension chaque mois yore carnet nag bu demee soit 13,9 lay nekk wala 12,9 nee na tantôt ci benn loxo bi mu nekk 12 wala 13 beneen loxo bi mu nekk 14 loolu yëpp mu bëggoon xam daal yow docteur nekk cardiologue aussi mu nekk sa domaine lan nga ci wax ban appréciation nga ciy am. waaw ndaw suñ bokk ndaw kundaa bi moom dañ koy féliciter parce que ndaw kundaa li ñu leen féliciter bëriwul. waaw c'est vrai parce que ñoom daanaka voilà. li ñuy góorgóorlu bëriwul trop. donc bu ñu amee ndaw kundaa buy góorgóorlu moom dañ koy féliciter bu baax a baax. donc li muy def nii vraiment li ñu koy digal mooy mu xiir si mbokkam yépp ñu koy def parce que mu ngi saytu wérgu yaramam te gis nga niñ koy defee lu yomb la day jël tension wam de temps en temps mu jël glycémie wam xam fu mu toll loolu lu yomb la moom ni mu koy defee dañ ko war a jox comme exemple li mu sant ndaw rek moo si xaw a doy waar mais dañ ko war a jël comme exemple parce que li ñu doon wax ci thème bi mooy nga xam sa tension moom xam na tension wam donc ñépp dañu war a jël exemple ci monsieur Ndaw bii nii xam tension bi fu mu toll gis na ne tension bi normal la bu fekkoon ne gis na ne yéeg na bu boobaa dina jël ay matukaayam te buñ koy door a gis lu neex a toppatoo lay nekk yemu si mu ngi xool yeneen yi wër tension bi muy suukar bi muy poids beeg yooyu parce que poids bi bu ëppee trop dafay yombal tension day yombal diabète day yombal cholestérol te moom muy jël matuwaay pour poids bi bañ a ëpp xawoon na ëpp tuuti ëppul woon sax noonu parce que 1m87 boo amee 90 kilos nekkul lu ëpp trop donc mais malgré ça mu ngi essayer raccourcir ko ba am 87 kilos loolu c'est une excellente chose te dañ koy féliciter donc loolu muy def noonu la nit war a def tension wam normal na mu ngi koy saytu glycémie wam normal na mu ngi koy saytu poids wam normal na mu ngi koy saytu ba pare di jël ay matuwaay pour mu bañ a yéeg te li muy def lu yomb la mu ngi def activité am 64 ans la am
te tension am dafa normal donc nekkul ne ku nekk mag rek da ngay amee tension li lay tax nga bañ a am tension mooy nga am dundin bu normal mooy di lekk-lekk bu normal di am activité bu normal te monsieur Ndao exemple la si loolu am na 64 ans nekkul xale bu ndaw te tension am normal na glycémie am baax na poids am baax na lépp baax na parce que mu ngi def dundin bu baax def loolu lu yomb la bu fekkee ne dañ koy def donc loolu exemple la pour ñëpp jël ci vraiment exemple di def lu mel noonu mooy tax yëpp normal maintenant naka la ñuy jëlee tension bi loolu la doon laaj repos wala activité tension nekkul benn nit ki boo xëyee suba journée bi yëpp tension bi du nekk benn niveau bu fixe mu nekk par exemple 12-8 tout le temps 12-8 la tension bi dafa am moment yu muy yéeg moment yoo xam ne dafa war a yéeg am moment yoo xam ne dafa war a wàcc nit ki bu nekkee en activité di daw wala muy waaxu tension bi day yéeg parce que dafa war a yéeg yéeg boobu moo lay jox force pour nga def activité moment bi ngay dawee nit ki buy lekk wala muy door a lekk yaram bi di digérer lekk boobu tension bi dafa war a yéeg parce que loolooy tax yaram bi mun a produire énergie boobu nit ki bu meree wala mu tiit ñu wax ko léegi benn affaire mu tiit boobu da ngay gis sa xol bi day tëf-tëfi parce que tiitaay bi moo tax tension bi yéeg parce que dafa am ay hormones yu muy sécréter mu yéeg donc situation yu mel noonu nga nekk en activité di daw wala nga nekk tiit wala nga am njàqare bu mag wala ngay door a lekk wala sax bu dee ñiy tux ngay door a tux moment boobu tension bi day yéeg donc moment boobu nekkul moment boo xam ne mun nañ ci jël tension ba wax ne lii mooy sa tension moment boobu boo jëlee bu yéegee sax munoo wax ne tension ba yéeg parce que li muy def activité bi mun na ko yéeg. dafa waroon yéeg exactement. donc situation yu mel noonu nekkul situation yoo xam ne foofu lañ war a jëlee tension pour xam nit ki amee na tension wala ameewu ko donc na ko jël au repos te repos bu ñu ko waxee 10 minutes baax na. 5 minutes mooy minimum bi mais ku reposer 10-15 minutes nga toog ba dallu ñu jëlal la tension boobu la ñuy xool mu mat 14-9 ñu ne la sa tension yéeg na. donc condition yooyu la bu mu nekk ngay door a lekk tamit donc condition yooyu la ñuy jëlee tension. docteur Diabala ñu ñëw ci question bi nga xam ne posé na ko ci wàllu sardine ak diwlin bi ci nekk dañuy bàyyi waa service commercial jàllale seen publicité. pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com. Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. kon nag ñuy jaajëfal bu baax Val d'Afrique ci li ñu gunge ci émission bi ñu ñëw ba tey ci laaju Ndaw Kounda moom nee na comme ni ko docteur Bintou Cheikh Seck doon waxee ci ay rubrique am dafa recommandé ñuy lekk sardine donc moom dafa bëggoon xam ndax diwlin ba ci nekk est-ce que naka lañ ko war a def dañ ko war a lekkaale dañ ko war a segg naka lañ ko war a def daal en gros. waaw sardine yi xam naa Ndaw Kounda moom mënul laaj ba mu yegg te du si boole loo xam ne mbirum Ndaw Kounda la donc sardine yi évidemment lu baax la parce que c'est des produits ay jën ak yu mel noonu la ba pare am na sardine yu bu ànd ak ndox sardine à eau am na yoo xam ne day ànd ak diwlin yi gënoon nag mooy yi nga xam ne ndox la moo gënoon surtout ñi amee tension wala ñi amee ay cholestérol ak yu mel noonu mais am na aussi à huile donc yooyu bu fekkee huile bu mu bëri mais bu dee koo xam ne dañ koy teree diwlin bu bëri wala mu am cholestérol bu bon bu yéeg ak yooyu nay moytu yooyu di jël yoo xam ne yu ndox la mais bu dee ko amul yooyu mun na di koy jël. mais bu mu bëri. d'accord waaw keneen ku woote moom waxul turam nee na guddi bu tàmmalee jot rek bët yi dafay mel ni poussière ci nekk donc bu bëggoon xam ndax loolu tension la wala cataracte moo ko indi. waaw moom biñ ko laajee aussi xamal nañu ne posel nañ ko diagnostic gu tension bët yi glaucome tension bu yéeg ci biir bët yi yooyu mun na tax bët yi di am problème gis léegi nag il faut que ñu xam ne tension boobu jotewul bokkul ak tension bi ñuy wax nii tension artérielle bi ñuy wax bokkul ak tension boobu ophtalmologue yi di gis ci bët yi loolu tension bu nekk ci biir bët yi benn boule la ci biir boule bi dafa am tension bu ci nekk bu dee dafa tendu ba mu ëpp loolu
ophtalmologue yi ñuy faj mbirum bët loolu ci seen ci loolu la màcc dañ koy mesurer xam tension bi nekk ci biir bët bi yéeg na ñu xam ne yéeg na am na garab yu mu ñuy jël pour mu wàcc yooyu li ci ëpp ay tuufaay la léegi nag li ma koy digal parce que tension yooyu buñ ko toppatoowul day évoluer ba nit ki gisin bi mun na dem ba indi silmaxa te am na yoo xam ne bu fa yeggee daanaka kenn mënatu ko faj donc liñ koy digal tuufaay yooyu c'est très important warul ko sax arrêter parce que bu tension bi wàccul rek bët bi day dem ba yàqu te loolu day indi problème mu vision mun na dem ba yegg ci silmaxa léegi nag garab yi bu seeree na dem gisaat docteur bi parce que actuellement am na ay maanaam ñiy toppatoo mbirum garab yu bari yu nekk Sénégal te am na façon garab yu bari yu fi nekk bu fekkee bii nii mënu ko am ophtalmologue am dina ko changer joxal ko beneen donc bu mu ci kii bu demee gis ophtalmologue ñoom xam nañ loolu bu baax façon garab yi bari na bii bu ko mënul am na beneen bu mun a am dina ko digal mu jël ko parce que loolu rek moo mën a faj mbirum tension bi nekk ci bët yi bu ko jëlul rek affaire bi mun na law ba indi foo xam ne kenn dootu si mën a ti dara donc loolu laa koy digal te encore pour moom ak pour ñëpp ñu xam ne tension boobu jotewul ak hypertension artérielle te hypertension artérielle li muy laalee bët yi nekkul ne dafay laal indi tension boobu hypertension bu laalee bët yi yeneen façon laal la koy indi loo xam ne rétinopathie hypertensive lañ koy wax bu jotewul lenn ak tension boobu ophtalmologue yi di faj ñaari bokkuñ te boobu ophtalmologue yi ñoo koy faj du cardiologue yi ñoo koy faj cardiologue yi liñ ci xam bëriwul ophtalmologue yi ñoo ci xam lépp liñ ci war a xam niñ ko war a traité ñoom xam nañ ko te ñu ngi koy traité tous les jours ñun ñii di cardiologue am nañ malade yu bëri yu am yu mel noonu ophtalmologue daf koy faj ñu bañ a am benn problème donc garab bi cher na dem gisaat ophtalmologue dina ko bindal garab boo xam ne mun na méngoo ak moom li mu mun a kii mais bu mu ko bàyyi noonu parce que mun na indi loraange loolu laa koy digal vraiment pour mun a sauver kii bu baax. soxna si wootee Thiès moom nee na dafa am hypertension mais nee na elle est arrivée réguler tension am de sorte que 13 lay nekk mais problème am mooy dafay xëxët bien que auparavant gënoon na tar mais wàññeeku na sauf que ba tey jii nee na dafay dund ak moom daal. waaw moom li ma koy digal gis na ne avec garab yi mu ngi wàññeeku médecin bi bu ko gisaatee dina xam fu mu toll dina xam garab yi lim def dina xam naka lay ajuster garab yi pour que loolu dañ parce que lu ñuy faj la te gis na ne mu ngi tane bu mu arrêté garab yi te bu ko docteur parce que garab yi nekku ne li muy jël nii moom lay faral di jël tout le temps il faut que médecin bi di ko gisaat cardiologue bi bu ko gisaatee xam fu mu toll xam fi mu jógee woon ak garab yi ni mu def ak moom ci diggante bi dina xam ndax day continuer même chose wala am na yoo xam ne dañ koy yokk wala dañ koy wàññi parce que gis na ne am na lu ñu ci yokkoon parce que loolu médecin bi bu ko gisee dina xam fi mu toll lii lañ ci war a yokk pour dindi ni muy appaate gis na ne mu ngi wàññeeku bu continuer suivi boobu loolu mën nañ ko dindi mais bu ko bàyyee rek day yokk parce que nekkatul garab yi mu wax nii xëy na tension moo indi yii nii mais nekkatuñ ci mbirum tension rek tension bi dafa laal xol bi ba indi yenn yu mu fa indi yooyu moo tax yi muy jël nekkul pour tension bi rek léegi daanaka nekkatul tension bi mooy li gën a am solo li gën a am solo mooy xol bi ci boppam rythme bi muy demee ak xol bi ci boppam doole bi muy dawee loolu la ñuy faj fu mu nekk nii te loolu tension bi normal bu mu tax mu ne affaire yi baax na parce que du mbirum tension bi moom moo nekk li gën a am solo fu mu nekk nii mooy dooley xol bi ak xol bi ni muy dawee traitement yi mu lim fii loolu lay faj te loolu bu continuer suivi wam yooyu mun na dañ améliorer bu baax a baax donc bu mu arrêté suivi bi tan bi mu am nii bu continuer incha allah tan boobu dafay gën a yokk ba muy dund normal mais bu mu ko bàyyi. waaw ñu Bamba Sidi Mbaxane Diop moom dañu jéggalu commencé woon na mais finalement dafa coupé xëy na peut-être mu woote waat pour ñu xam question am lan la woon. Sam Anne moom tamit wootee Thiès mbirum prostate la doon wax ndax nee na dañ ko opéré en 2016 2020 mu mel ni dafa amaat prostate bi mu delloo ñu ne ko il faut que mu opéré waat à nouveau en l'espace de 5 ans ou moins nee na dem na nag ba tuur ndox bi xawoon na fatt xaw a bloqué mu dem ñu bindal ko ay analyse 150 000
voilà moom daal ci bu ma comprendre bu baax laajam mooy ñaari opération yi nga xam ne soriante wu torop loolu daal moo ko def problème lan nga ci xalaat docteur Dia. waaw moom laajam bi monsieur Anne xëy na cardiologue bi nekkul ki gën a am xam-xam ci li muy laaj. mais li ma si mun a wax mbirum prostate la te prostate dafa bëri ay façon feebar yooyu urologue yi ñoom ñoo ci am xam-xam bi ci am yépp cardiologue bi lim ci xam bëriwul mais lim am ni mbirum prostate la te prostate façon feebar yu bëri la am na yoo xam ne day soxla ñu opérer dindi prostate bi yépp am na yoo xam ne day soxla mu am luñ ci duñ dindi lépp pour préserver ko yooyu nag bu amee avec le suivi mun na toll foo xam ne day soxla ñu mottali traitement bi xëy na moom ci côté boobu lay nekkee moo tax même bu ñu opéré am lu ñu ci dindi suivi bi warul arrêté urologue bi war na di koy gis pour xam ndax war nañ opéré waat am déet loolu dinay am yegg foo xam ne lu ñu war a opéré la évidemment dañ ko war a opéré maintenant am na accident bu ko dal loolu médecin yi nekk hôpital ak urologue yeeg yooyu bu saw bi fàttee ñoom xam nañ nuñ koy dindee déjà bi mu demee hôpital loolu lañ ko defal ba tuur ndox bi ñëwaat maintenant feebar baa ngi fi programmé nañ ko pour opérer ko mu suivre loolu bañ opérer ko mais façon feebar yi mun na di am loo xam ne lenn lañ ciy dindi mu bàyyi ko ba ci kanam door a mottali yooyu dinay am. kon nag waxtu ci auditeurs yi nga xam ne woote woon nañu jeex na ci 77 097 74 00 kon dañuy ubbiwaat antenne bi pour ñi nga xam ne duggoon nañu xëy na rëcc wala ñi nga xam ne bëggoon nañu dugg te jotuñu dugg asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Maodo Sow Ndiaye. waaw. ñu ngi lay ziar. man la Baara Cissé. Baara Cissé waa kay Cissé. ñu ngi ziar. ñu ngi nuyu sa unité boobu docteur Dia. docteur Dia waaw. ñu ngi rafetlu xam-xam bu baax a baax di ko bàyyi xel saa su ne. jërëjëf. ñu ngi waxtaan lu am solo muy mbirum hypertension. léegi dama doon laaj ki nga xamante ne dafa war appareil ba di monsieur di nattoo boppam. tentation nga xam ne saa boo xëyee dana def sëñ na ko contrôler waaye leen saa mu yéeg leen saa mu wàcc. léegi ma la xam maa monsieur ban moo ci gën a baax daal bi nga xam ne moo gën a baax ci monsieur bi. ak nii di leen baal wax ci liggéey waaw. lii bon te am na soxna Ndeye Khady Diop moom. jërëjëf. jërëjëf baax na jërëjëf waay. waaw docteur dina ci dellu si donc ci wàllu appareil yi naka lañ koy jëlee tantôt mu yéeg tantôt mu wàcc ban lañ ci war a jàpp asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar. waaw soxna Marie Sène. yaa ngeen def. ñu ngi sant bu baax. waaw ñu ngi leen di jaajëfal ci liggéey bi. jërëjëf. di wax déwénati. déwénati yéen it. waa Sud FM yëpp ak waa auditeurs yi. jërëjëf. namoon nañu émission yi. di nuyu docteur Dia di la nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. di waxtaane tey defu mel ne amul tey sénégalais bu si mujj sax. am na fu ma dégg ñu ne def nañu benn jàngat benn étude boo xoolee ñetti mag ñoo gis kenn ki ànd na ci waaye man gis naa ne suñu ko defoon dégg sax amaana ñu koy am dina ko ëpp. waaye sëñ bi jaar dégg naa mu ne tension warul ëpp 14/9 ma bëggoon tamit ñu waxaale bii bu wàcce di tam fan la war a mën a yem kon waaye su nga xamante ni fu fa weesoo nga xam ne wàcc na ba mu jéggi dayo ci wàllu tamit li mu ne li koy andi gënnaaw lekk gi ak activité yi ndax amul ci wàllu environnement wala leneen loo xam ne dafa dëkk ak nit pollution dëkk yooyu tamit loo xam ne war na ko mën a indi ndax man gis naa ne su ma duggee ci oto bu am saxaar tuuti rek damay am problème mel na hypotension jërë ngeen jëf di ngeen jaajëfal kontaan nañu lool ci liggéey. jërëjëf
Souleymane Ba la. waa kay Ba ñu koy xam nañ la jërëjëf Ba donc ñu seetaat beneen auditeur ci 77 097 74 00 ñaar wala ñett rek su ko defee ñu wéy ci waxtaan bi docteur Dia asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. ñu ngi ziar rek. waaw bon li ñu bëggoon pat. waaw ñu ngi lay déglu docteur Dia mu ngi lay déglu noo tudd wala fooy wootee. maa ngi wootee Thiès. waa kay ñu ngi lay déglu. bon ci dissertation. wax ni kii yu koon lool. dana tey bi muy yéeg bi laaj ñu xool ko ci 14 mais docteur woon ay garab na mu woon bi garab mais ma ragal daal yoo xam ne bu ma demee garab dañ mën naa toog su ma bàyyee benn fan xorom rek mu daal di wàcc ba mu yàgg ma daal dem ci mais mu bind ma commencé ko mais bi mu bind rek ba yàgg maal na moom mais dama mu bind man sama initiative. sëñ bi est-ce que mën nga déplacer wu tuuti parce que wax bi mu ngi dagg dafa mel ni problème de réseau la. waaw man na waaw ba muy def initiative continuer bi vraiment mu wàcc ma daal di ko fekk damay jëkk bi bàyyi tey ma xool ni léegi moo gën ci man daal. da ngay jékki-jékki bàyyi xorom. waaw boobu bu ma ci début bi. ay fan serom fekk ci guddi gi rek ñaari fan. ndax médecin yi bëgguñ ma bindal enfin ma xam sama te wóor daal moog yéeg a wàcc ma dem ci infirmier aussi bu ma toog bu ma doon jox moom dana ko normal te extrêmement bi su ma damay continuer ci ko jëpp dañ ko sens yooyu ndax fi ñëw waaw docteur Dia est-ce que jot nga comprendre li mu wax voilà parce que dafa doon dagg kon docteur dina ci dellu si waat ci laaj yi ñu seetaat beneen auditeur ci 77 097 74 00 wala 88 628 98 98 mooy dernier auditeur bi nga xam ne bëgg na wax ci li nga xam ne moom mooy suñu thème tey di hypertension artérielle asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar mbokk mi. soxna si maa ngi lay ziar kii rek dellu ziar jërëjëf. allo. waa kay jërëjëf noo tudd wala fooy wootee ñu ngi lay dégg. allo. ñu ngi lay dégg bu baax. allo waaw. waaw ma ne ñu ngi lay dégg noo tudd wala fooy wootee. waaw man la Modou Sakho. waa kay Sakho docteur Dia mu ngi lay déglu. waaw maa ngi rafetlu seen waxtaan baax. jërëjëf. di leen baal ak julli ngeen julli. yal nañu yàlla baal ñun ñëpp. di jéggal ñu baax a baax. amiin amiin. di ñaan képp ko am sa tawat yàlla saafara ko. amiin amiin. di wax man de leen moom a jaaxal. des fois su ma lekkee ba suur nii bu fekkee damaa tëdd. maanaam damay sant maanaam tiflit yi xaw a dajale sama gémmiñ. tuflit gi waaw. léegi après man su fekkee dama naan bu bari daal damay def loolu. soo naanee lu bari. waaw ma naanee lu bari. léegi loolu daal xalaat quoi. d'accord. maa ngi koy rafetlu xam-xamam. jërëjëf Sakho di ko ñaanal jàmm baax. amiin jërëjëf Sakho. waa kay defe naa amatul beneen auditeur bu nekk en ligne bu fekkee am na ku dugg ñu jël ko sinon ñu yemale ko fii asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar soxna si. ñoo ngi delloo bu wér madame Thiam Ndiaye Lo. waa kay madame Thiam docteur Dia mu ngi lay déglu. maa ngi leen di ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar. di rafetlu émission bi bu baax. jërëjëf. man de sama problème mooy man hypertendu hypo laa am buy wàcc bi. parce que man ay entre 10 lay am ay 9. après man ça fait 4 ans dama amoon ñu ne ma excès de cholestérol. soo demee ñu ne la ndox si la soo demee ci médecin mu ne excès de cholestérol la ndax sama loxo yi dama demoon ba muy def ay bul di sol ndox di toj. présentement ni sax dama nekk sous traitement benn professeur.
demoon naa ba sama tànk yi aussi ñu ne ma excès de cholestérol may laaj excès de cholestérol bi lan moo ko war a joxe aussi. te man sama tension yi ma jaaxal man hypo laa man daal 10 entre 10 9 bu yéegee ba yéeg 11 laa yem may laaj docteur aussi dama bëgg café. dama bëgg café moom ndax dama ko daan naan nit le matin dama koy naan midi même guddi su ma lekkee lu gis ndax il faut que ma naan café pour digérer dem naa ba léegi café daf ma daan tere nelaw mais tereetuma nelaw ataay aussi dama ko doon naan mais depuis ma commencé aussi dama daan jékki-jékki su ma jógee rek damay miir après médecin bi ne ma na nga wàññi café bi na nga wàññi ataay bi wàññi naa café wàññi naa ataay bi miir bi aussi mi ngi dal bu baax. man daal loolu mooy sama problème. d'accord alimentation aussi dañ mën naa wàññi lu miin dem naa ba sama kër ay ñu ne mën naa wàññi bu ma lekk yaboy naa wàññi tigadege bi naa wàññi diwtiir lu niin daal beurre chocolat dama demoon ba mujj gi sama dernier analyse dañ naan sax da nga amee yëpp ndax dama bàyyi yëpp. mais bi ma ko bàyyee aussi maa ngi yëpp tan sama loxo yi ndax loxo yi danaan jékki-jékki sol ndox après kii mais depuis ma wàññi yi ma tere daal maa ngi commencé di yëpp tam. d'accord mais sama tension daal pour mu yéeg mooy problème. ay entre man daal entre 10 9 hypo. te hypo boobu est-ce que du jur tam li ñu naan AVC li mu naan AVC. wala hyper mooy joxe AVC. d'accord loolu daal laa doon. jërëjëf. maa ngi rafetlu émission bi bu baax di jaajëfal docteur nag. jërëjëf madame Thiam. waa kay docteur ñu tontu ki nga xam ne mooy Bara Cissé ci appareil bi nga xam ne moom la ñuy nattee tension bi ak li mu ci laaj. waaw effectivement monsieur Cissé mu ngi laajte tension bi naka lañ koy jëlee kër ga. loolu lu ñuy encourager la sax nit ñi di jëlal seen bopp seen tension. des fois mun nañ ñëw hôpital xaw a tiita bi mel noonu mais li ngay jëlal sa kër ga moo gën a am valeur sax li la docteur bi di jëlal hôpital moo tax ku am tensiomètre sa kër nga koy jël sa kër lu am solo la mais nag li ñuy conseiller rek mooy mu nekk appareil bu baax appareil yu baax yi am nañ ci pharmacie yi bu baax ba pare am benn docteur wala infirmier wala sage-femme bu la expliquer naka nga koy jëlee. comme ça mu leer ne ni nga koy jëlee lu normal lay nekk li ngay am comme tension mu leer ñu ne tension bu valable lay nekk nga xam ne dinañ ci mën a sukkandiku pour wax ne am nga lii wala amuloo donc loolu lu baax la maintenant kuy jël tension il faut mu nekk au repos. bañ a jógee daw fee rek ñëw toog wala taxaw fee sama bopp day metti xaaral ma ñëw xool sama tension bopp buy mettitu bopp bi mun na yégal tension bi xëy na boo jëloon paracétamol bopp bi dootul metteeti donc am na moment yoo xam ne du moment yi gën pour ñu jël tension wala nga daw fee ñëw wala nga tiit ci ay nelaw rek jóg jël tension bi tiitaay boobu day yégal tension. docteur doguma la da nga ne bopp bu metti mën na yégal tension. mais est-ce que tension mën na metti bopp. tension mun na metti bopp. ok nit mun mais na du tension mettitu bopp yépp mooy tension. voilà moo tax ñuy bugg chaque fois boo tàmmee di jël sax nga koy jël ci condition yooyu maintenant ki amee tension nga xam ne hypertendu la des fois bu tension bi yéegee dina xam naka lay màndarga lu mu koy amee mais encore une fois li ëpp ci ñi amee hypertension bu yéegee du def benn màndarga bopp bi du metti dara du metti moo tax jël tension bi rek moo mun a tax nga xam. maintenant ni ñu koy jëlee kër ga na nekk nga toog bu normal wéeru fenn mun na nekk ci mur mun na nekk ci chaise fauteuil mais nga toog wéeru loxo bi aussi day am fu muy tegu loxo bi bu mu tàndur noonu rek ci kaw day am fu muy tegu mu relâché bu baax bul banque loxo yi mel ni kuy contracter loxo yi bàyyi loxo yi mu relâché nga teg ko fenn mu tàlleeku nga jël sa tension mais na am ku la ko woon tànk yi tegu bu baax ci suuf buñ croiser tànk yi ak yu tegu bu baax nga jël sa tension te li ñuy bëgg mooy kuy jël tension kër ga bul jël benn yoon rek jëlal benn tegaat ci benn tegaat ci beneen ci fi nga toog noonu en général sax boo commencé jël benn boo jëlee deuxième wala troisième bi mooy xaw a gën a wàcc tuuti noonu la ñu xamee mais bul jël benn rek mu yëg ne lii mooy sama tension jëlaat mais loolu yépp gisal kenn mu won la nga xool jël ci kanamam loolu benn yoon rek lay nekk
mu won la corriger ni nga koy jëlee ba nga xam ne léegi xam nga ni nga koy jëlee boo demee ni nga koy jëlee lu baax lay nekk donc noonu la ñuy jëlee tension kër ga te bu dee koo xam ne dañ koy suivre docteur bi dina ko wax jëleel nii boo xëyee suba par exemple boo xëyee balaa ngay ndékki bu dee da ngay jël garab balaa ngay jël garab toogal tranquillement nga jël ko comme ni ñu ko waxee nii bu ngoonee balaa ngay tëdd nga xam ne pare nga say activité tëdd rek moo des nga jëlee ko ni ñu ko waxee nii nga marqué ñetti yoon ci suba si nga marqué ñetti yoon ci ngoon si loolu mun nga ko woon docteur bi day xool moyenne bi fu mu toll bu boobaa nag dootuñ waxati 14-9 bu dee moyenne yooyu la ñuy def 14-9 bëri na trop bu matee ay 13 et demi 8 et demi rek tension mu ngi dugg ci mooy yooyu mais bu dee da ngaa dem ñu jëlal la benn yoon hôpital bu boobaa lay nekk 14-9 mais bu dee yaa ko jëlal sa bopp kër ga warul yegg foofu 3 fois yoon moyenne la ñuy def donc yooyu yëpp ku am possibilité am tensiomètre na ko am. di jëlal boppam tension docteur tensiomètre yi appareil bi. am na prix yu bëri. am na façon yu bëri am na diggante ay 20 000 am na 30 000 am na yu gën a cher yooyu tamit. mais bi ci gën a yomb daal ça avoisine les 20 000. waaw prix bi nag maîtrise wakato mais autour de 20 000 30 000. tension yu mel noonu di nga am tensiomètre boo xam ne mun nañ ko utiliser bu baax am na tamit yu gën a cher yoo xam ne dina permettre ay nit ñu bëri di si jël dina permettre ngay am ay mémoire di koy enregistrer ak yu mel noonu am na façon yu bëri parce que léegi ak technologie bi façon bu bëri am na nga xam ne sax am na yoo xam ne mun nga ko jël mu transférer wu si sa docteur. xam ne di nga jël sa tension kër ga docteur bi di recevoir chiffres yi mu xam à temps réel yow sa tension nu muy évoluer am na ay yu mel noonu yu bëri ay application la comme si smartphone yi ni ñu koy defee comme ça docteur bi dina mën a suivre ak yow suivre donc façon technologie yëpp am na pour jël tension bi mais li si gën a am solo rek mooy mu nekk appareil tensiomètre nga jël tension sa kër nga marqué yoo ko yóbbulee docteur bi personnel de santé bi mu xool moyenne bi dina wax mais yow sa bopp boo gisee mu dépassé 13 et demi war nga xam ne tension mu ngi dugg nga dem gisi docteur wala personnel de santé mu vérifier bu dee hypertension ñu faj ko. ñu ñëw ci laaju Souleymane Ba rapidement docteur li ñu dese ci waxtu bëriwul bu bëggoon xam hypotension dañ ciy profité tamit nga mën a tontuwaale madame Thiam Ndiaye Lo ci wàllu hypotension. waaw. hypotension li may faral di wax ñenn ñi mooy ñi amee hypotension dañoo am chance bi nag nekkul ne du am lu leen di metti mais am chance bi mooy du leen indil loraange yi ñu wax sànq. comme ñoom AVC crise cardiaque insuffisance rénale insuffisance cardiaque yooyu yëpp ñi ñuy tuddee hypotendu amuñ risque boobu bu ma waxee hypotendu nag waxuma ki nga xam ne. dafa am feebaru xol bu wàccee tension wala mu am feebaru roño bu tax tension bi wàcc wala mu am feebaru foie bu tax tension bi wàcc ñooñu dañoo am feebar te docteur bu leen gis dina gis feebar yooyu parce que dafa am feebar yoo xam ne bu compliqué day wàccee tension bi ci lu gaaw mun na yegg sax li ñuy wax collapsus ak yu mel noonu mais loolu jotewul dara ak ki nga xam ne naturellement dans sa vie de tous les jours amul feebar boobu amul benn feebar tension am rek moo wàcc ñooñu la ñuy tuddee hypotendu ñooñu laay wax ne dañoo am chance parce que amuñ risque AVC amuñ risque crise cardiaque ak yooyu waaye saa yu tension bi wàccee ñu sonn bopp bi dina metti miir mun na am sax sensation de vertige des fois sax mun nañ mel ni ñuy daanu mais yooyu en général boo toogee calme tranquille affaire yi kiiwaat. di ñëwaat à la normale. ba pare éviter situation yi wàccee tension bi. comme yan. coono bu bëri lool stress bu bëri lool wala di def ay gestes yu brusque toog bam nii rek jóg brusquement bëreet tension bi day gën a wàcc moment bi nga jógee bëreet noonu moo tax yooyu même boo yeewu ñi am tension yi wàcc noonu boo yeewu bul jóg rek brusquement ci kaw lal toogal tranquillement door a jóg ba pare boo yëg yooyu di am yenn situation yi toogal tranquillement yooyu donc loolu laay tuddee chance mais encore une fois mooy ñi nga xam ne hypotension rek la tension bi day wàcc te fekk amul lenn feebar yu ko indi ñooñu loolu laa leen di wax maintenant
situation yooyu mais nag ku amee ku wax ne tension am dafa wàcc ak yooyu il faut que mu gis docteur mu vérifier. ci cardiologue la ñuy dem wala. médecin généraliste bu mu gis. dina vérifier est-ce que hypotension rek la wala est-ce que dafa am feebar bu làqu ci ginnaaw loolu docteur bu mu gis dina vérifier loolu. bu vérifier ba pare gis ne amul benn feebar bu làqu mooy ñi ma wax nii ñooñu seen tension mooy wàcc. est-ce que comparé ak li war a indi hypotension am na luy expliquer lan moo tax ay nit naturellement ñu judd rek nekk hypotendu. am na feebar yu koy indi anémie bu bëri mun na ko indi wàccee tension bi yeneen situation yenn problème mu thyroïde yi mun na tax tension di wàcc am na yeneen yu ko muy indi mais yooyu médecin bu gisee def bilan bu ndaw dina xam loolu bu loolu weesoo nit ki naturellement la tension am di wàcc noonu la ko yàlla bindee. ñoo xam ne noonu la leen yàlla bindee tension nag lu mu gën a wàcc rek ngay gën a sori AVC yeeg yu mel noonu moo tax ma ne dañoo am chance. maintenant nag saa yu ñu sonnee mu kiiwal leen. moo tax yooyu il faut ñu bàyyi ci xel di am dundin bu mel noonu ba pare nga xam ko nga xam ne du la stressé lool. donc hypotendu yi loolu lañ leen di wax. ci madame Thiam Ndiaye Lo moom nee na dañ ko waxoon ne dafa am excès de cholestérol. ñu ne ko sitine la xaw ma ndoxum siti léegi tànk yi demoon na bay bañ aussi ñu tere ko café ñu ne ko mu wàññi café beeg thé beeg yooyu est-ce que dafay impacter ci hypotension bi café bi mu doon naan ak thé bi. waaw moom dafa amee problème mu cholestérol déjà mu xam ne hypercholestérol yi dañuy la amee cholestérol bi dafay yéeg surtout bu fekkee cholestérol bu bon bi mooy yéeg yooyu risque la pour mu indi problème mu cardiaque yi tension mun a indi yépp yi ñu fi wax cholestérol bu yéeg mun na ko indi te ñaari bokkuñ nekkul ne boo amee tension rek mooy indi cholestérol ñaari bokkul bii feebaru boppam la bële feebaru boppam la buñ dajee nag ñaari feebar yu bon moo dajee mais cholestérol ci boppam feebar la te dañ ko war a faj parce que mun na indi AVC mun na indi yooyu yépp donc dañ ko war a faj te cholestérol bu yéeg trop surtout yenn forme hypercholestérol yi mun na indi yooyu ñuy wax ay bul yu santélasma santom ay bulu cholestérol yu daje yu mel noonu di indi ay donju ci derbeeg yu mel noonu loolu cholestérol bu yéeg te gis nga bu jëlee ay matuwaayam ba cholestérol wàcc yooyu day dañ. donc ko teel ay diwlin gerte ba. waaw lekk yi da ngay def lekkin boo xam ne day équilibré te du bëri cholestérol ba pare bu dee dafa am fu mu toll day soxla garab bu koy wàccee. yooyu aussi am na fu muy toll daf koy soxla li ma koy digga rek mooy cholestérol mu faj ko te jotewul lenn ak tension buñ dajeewee nag day gën a yokk problème mais jotewuñ te na ko faj mu normal mu protéger xolam bokkul nag ak tension bi donc yooyu ñu faj ko bu baax parce que ñun daf ñuy indil problème yu bari cholestérol buñ ko fajul. Souleymane Ba beneen question moo nekkoon est-ce que pollution dafa am rapport ak hypertension. hypertension feebar la mais c'est un facteur de risque cardiovasculaire maanaam feebar buy indi ay problème cardiaque ak vaso ak AVC ak yooyu pollution ci boppam facteur de risque cardiovasculaire nekkul ne pollution ci boppam dëkk boo xam ne dafa polluer day gën a yombal feebar yu bari ci nit ki donc loolu parce que da ngay noyyi substance yoo xam ne baaxul ci sidit yi baaxul ci xol bi baaxul ci yuur yi baaxul ci respiration appareil respiratoire bi donc pollution dafay laal organes yu bari moo tax léegi organisme yu bari di lutter contre la pollution donc pollution ci boppam risque la pour wér-gu-yaramu nit ki mun na laal cër yu bari feebar xol beeg yuur beeg respiration bi noyyi beeg yooyu yëpp pollution daf koy donc pollution day indi feebar yu bari. waaw keneen ku wootee Thiès moom question mu dafa am ay dagg-dagg mais li mu doon wax daal jàpp nañ ci que xorom seek docteur dafa mel ni retenir nga li mu doon wax parce que man à mon niveau wax bi dafa doon dagg. waaw moom dafa amee hypertension bu njëkk ba dañ xalaatoon ne buy lekkee am lekkin bu baax def activité loolu rek mun na doy sans mu soxla jël garab après nag mu gis ne loolu doyul xëy na tension bi da doon yéeg des fois mu wàcc mais des fois mu yéeg ba nga xam ne am na fajkat bu ko digal mu jël garab yi parce que gis nañ ne lim doon def rek doyul moo tax yooyu bu doyul tension bi di yéeg da ngay soxla jël garab tension waruñ ko bàyyi mu mat benn weer ñaari weer ba ñetti weer te normalul képp ku jël ay matuwaay
di def lekkin bi di def activité te tension bi normalul bul passé 3 weer yoo xam ne jëluloo garab bu fekkee ne tension bi normalul bu yooyu doyee pour mu normal nag nga xam ne soxla woo garab mais boo waasee loolu muy continuer di yéeg da nga war a jël garab te garab bi muy jël garab bu simple lay war a nekk rek boo ko jëlee mu normal bu mu tax nga arrêté ko problème bi foofu la nekk boo koy jël garab bi dina tax tension bi normal mais boo ko arrêté doo xam kañ lay yéegaat te bu yéegaat yooyu mooy indi ay problème accident cardiovasculaire yu bëri dañ koy jël mu normal nga tàyyi ci garab bi arrêté ko tension feebar booy nekkaale la moom ak diabète ak yooyu ñooyam boo arrêté di ko faj rek day ñëwaat te ñun looloo ñuy indil problème yu bëri accident yi ñuy am yépp day fekk ñoo xam ne xamoon nañ ne am nañ hypertension xëy na normaloon na ñu foog ne mun nañ arrêté paj mi te bu boobaa mun nga bañ a yëg dara fekk mu ngi liggéey ci biir ba indi problème insuffisance rénale wala mu indi problème cardiaque wala mu indi problème AVC yoo xam ne buñ ko continuer woon faj day protéger waale organes yooyu donc loolu lañ koy wax buñ tàyyi ci garab yi malheureusement c'est une maladie chronique bu amee liñ mun rek mooy di ko faj pour mu normal te muy bañ di ñëwaat boo arrêté garab yi rek dinay ñëwaat te doo xam naka lay ñëwaatee moo tax loolu lañ koy wax na continuer jël garab yu simple lay nekk rek pour mu normal. auditeur bu mujj mooy Modou Sakho moom nee na bu lekkee ba suur bu tëddee surtout bu fekkee dafa naan lu bëri dafay am salivation bu bëri maanaam gémmiñ bi dafay bëri tëflit. waaw Sakho li ma yaakaar ne moom la amee du problème mu xol ak yooyu mais problème mu ay reflux gastro-œsophagien ci affaire u estomac ak reflux yooyu li ma koy digal mooy mu gis benn docteur xëy na dinañ vérifier xol bi pour am lu gën a wóor. mais en général problème mu reflux la te am na garab yu ñu koy defal am na aussi ay yenn digle yu ñu koy def nu mu war a dundee nu mu war a tëddee nu mu war a lekk pour que yooyu di koy bañ di dal donc loolu laa koy digal pour mu vérifier ko bu baax. kon nag docteur waxtu bi dab nañu dama lay remercier ci sa teewaay di jaajëfal auditeurs yi nga xam ne dugg nañu di nag baalu ñi nga xam ne bëggoon nañ dugg te sottiwul. di leen jox dig daje talaata bi di ñëw ci seen émission Allo Docteur bu 19h jotee ma bàyyi da nga tàggatoo ak ñoom. waaw maa ngi leen di tàggu di leen gërëm Sud FM Marie Rosalie di leen gërëm ci invitation bi permettre nañu ñu waxtaan ak askan wi jéem leen a xamal lu bari ci mbirum tension mais surtout déglu leen digal leen pour que ñuy def lépp li nga xam ne mun nañ ko def pour hypertension bañ a ñëw mooy lekkin beeg mooy activité. ba pare ñi am hypertension ñu faj ko parce que buñ ko fajul day indi ay problème cardiaque AVC ak yooyu bëri te paj mi lu yomb la maintenant li gën a am solo nag mooy am lekkin bu baax am activité pour moytu hypertension ba pare képp ku am fanweeri at bu mu ko mat sax waroo toog te xamoo sa tension fu mu toll na ñëpp ñi ñuy déglu fii muy Sénégal ak feneen kenn waru fi toog te xamoo sa tension fu mu toll ku ko xamul woon tey bu subaa nga dem ñu jëlal la sa tension nga xam fu mu toll boo xamee ne normal na nga gën a góorgóorlu am dundin bu baax pour mu bañ la dal bu fekkee ne dafa yéeg nga dem ñu vérifier la bu dee lu ñu war a traité la nga traité ko pour mu bañ la indil loraange bu ñu defee loolu rek ñun ñëpp mun nañ ci am yàlla mun na ci muccal bu baax di leen gërëm di leen sant. jërëjëf docteur may jaajëfal Alassane Wade mi féete woon ci machine bi mbokk yi jaa ngeen jëf.